téléspectateurs à 221 TV ñu am mbégte contentement di leen dalalaat cette émission face à l'actualité tey ñu ciy dalal ki nga xam ne mooy monsieur le secrétaire général du gouvernement monsieur Abdou Latif Coulibaly tey ñu nekk gan bi nga xam ne moom la ñuy dalal face à l'actualité monsieur Coulibaly ñu ngi lay nuyu. maa ngi leen di nuyu di leen gërëm le bruit de fond là moi ça me dérange ça part comme ça. Non, c'est bon. Merci maa ngi lay gërëm di leen sant ci invitation bi ngeen ma invité tey pour ñu waxtaan ak yéen ci bénéfice ñi nga xam ne ñoo leen ay seetaan di leen déglu bés bu yàlla sàkk ma découvrir itam benn équipe bu xale boo xam ne bi jeune dynamique di leen félicité ci bi ngeen ay liggéey di xaar nag ngeen laaj ma da ngeen bëgg a xam loo xam ne mën naa ko wax te xam ko voilà. D'accord yaakaar nañu aussi ci réponse yu bari vraiment ñuy rappeler ne c'est le ministre secrétaire général du gouvernement du Sénégal émission bi nag ñu ciy ànd comme d'habitude avec Samsidine. Moustapha maa ngi lay fay di nuyu téléspectateur A221 yëpp di nuyu waale ministre Abdou Latif Coulibaly jëmale waxtaan bi rek. D'accord monsieur le ministre ñu tàmbali waxtaan bi justement avec l'actualité parce que concept bi ngi nekk face à l'actualité tey bi ñu ci gën a jàpp mu nekk classement bi nga xam ne Sénégal am na ko ci indice de perception de la corruption bi nga xam ne Amnesty Transparency International publié na Forum Civil reprendre ko ñu wax nañu ne Sénégal dafa des ci zone rouge bi stagné ko pendant 4 ans ak benn score bu faible bu 45/100 lan mooy sa commentaire ci loolu. bariwul waaye la mu bëgg ngeen xool ci classement yi ñuy def Sénégal ban position la am Afrique bu ñu xoolee position bi Sénégal am Afrique ak bi daan nekk suñu position gannaaw bi nga xam ne beneen gouvernement moo toog ci dëkk bi boobaa danañu mën a wax ne Sénégal dafa lajj mu bëggoon a laaj lan mooy lajj lu mot ñeenti at suñu jëlee fii ñu wax Afrique de l'Ouest Sénégal ñetti la fiy jël soo jëlee Afrique yëpp ci 10 premiers yi lañ bokk soo demee ci classement mondial bi Sénégal def na ay bons yoo xam ne diggante léegi ak 2012 kenn xalaat ay jeunes bi dama yaakaar li ñu mën a wax mooy nañu gën a góorgóorlu waaye Sénégal dafa lajj kuy waxal sa diggante ak yàlla rek nga xool li ñuy bind mën a koy wax waaye nag xëy na am na ñoo xam ne dañ koy wax dañ ko yéene waaye Sénégal nag lajjul wax dëgg yàlla soo jëlee performance yi nga xam ne yëpp moom la ñu jël parce que il faut nit ñi xam ne li nga xam ne mooy indice mu Ibrahim ak transparence yi li ñuy wax indice composite la indice composite mooy dañuy jël globalité bi après jël indice bu ci nekk ñu xool lan moo wàññeeku ak lu wàññeeku waaye xam nga toujours li may jaaxal man mooy bu Sénégal amee place yu baax te ñu war ko ràññee du ñu seet fa nga xam ne foofu la ñu jógee ak fi ñu yegg si tey te lii nga xam ne moom lañ nekk tey mais amul wàññeeku bu amul yokkatu bu sës lool itam bu fës trop am na ci loo xam ne maintien la te dafa am lu moon ñett ba ñeenti indice yoo xam ne dañu génn ci àddina bi amul ci benn depuis 2012 boo xam ne Sénégal wàññeeku na ci boo ci gis daf ci dox jéego jëm ci kanam kon boobu ku ci nekk sa xalaat ak sa bëgg-bëgg xëy na ak sa yéene ngay waxee rek waaye bu ñu waxee rek na nga xam ne wax ak yàlla ak statistiques yi ñu génnee mën nañu wax ne Sénégal dafa laaj am na daal ñu koy wax ñooñu itam am nañ droit xalaat li ñu xalaat waaye ñii nag am nañ xel bu nit waxee ñu xool la mu wax ak fa mu ko tëral yow jàng nga rapport bi. ba rapport bi nga xam ne Forum Civil génn na ko. waaw dafa baaxoon nag yow journaliste bi nga dem xool rapport ba ñu commenté ñoom ban la parce que ñoom dañ ko commenté waaye li doon gën Forum Civil ni ñu ko commenté yow nga am document ba xool ko nga xam lan la wax parce que Forum Civil dafa wax ak bëgg-bëggam ak xelam ak position bi mu am ci question yi waaye li ñu mën a àtte rek mooy rapport ba nga xam ne man rapport bi laa lay wax nga dem jël ko am naa yaqin ne bu ñu ko jëlee liir ko ñun ñëpp dañ ci am beneen gis-gis ak beneen xalaat waaye Forum Civil la wax lu mu bëgg a wax ak li mu xalaat loolu la war a wax ñoom
bokk nañ ci ñi gëstu loolu ma yàgg liggéey ñoom xam leen bu baax wax nañ lii seen bëgg-bëgg ak li ñu yéene woon waaye mën nga wax loo xam ne dafa dëppoowul ak la nga xam ne loolu rapport bi wax rapport bi mosoo wax ne Sénégal dafa lajj mosoo ko wax. mais rapport bi dafa wane ne tamit dëkk yu mel ni Guinée yu mel ni Gambie sax ñoo jiitu Sénégal ci classement bi mujj bi. rapport bi aussi dafa wane ne Sénégal. xam nga même bu defee jéego ci zone rouge la nekk ba tey. xam nga sëñ bi day jafe ma ak yow comme liiroo rapport bi yow li nit wax ci rapport bi nga liir. waaw mais ñoom aussi dafa mel ni li ñu. waaye c'est-à-dire man li ñu wax la li ñu wax la gëmul la ma gëm mooy li rapport bi bind. rapport bi lan la bind bu dee yéen boo koy wax. ah déet loolu koy nag sëñ bi yooyu tamit wax naa la ko léegi nee na rapport bi lii la wax ci Sénégal yow nga bugg ne ma ñoom lii la ñuy wax ci rapport man rapport bi laa liir yow liiroo rapport bi loolu mooy jafe-jafe bi. waaw ndax classement bi ndax liñ ci wax leen la xam nga forum civil bu doon dañ ko commenté mën nañ ko bañ a topp mais dañu indexé loo xam ne c'est un fait boo xam ne tey bu dee du dëgg aussi mën nga ñu ko wax mooy Sénégal zone rouge la nekk mooy Sénégal Gambie ak Guinée ñoo xam nga loolu Sénégal xam nga zone rouge amut 4 ans la taxaw ci benn place xam nga déjà rek la ma lay wax zone rouge amut zone rouge amut de loolu jumte la ci wax ji dañ naan ci àddina bi indice bii la Sénégal am indice bii la biir sàngam ci àddina bi Sénégal fii la classé wu yow rek bu la neexee nga commenté ne fi mu classé wu baaxul avancé wul waaye loolu noo koy mën a defee da ngay dellu fa mu nekkoon ay at ci ginnaaw nga xool ndax jéego am na ndax jéego amul ñoom ni ñu interprété man d'accord ma ci ñoom. mais ñeenti at ci ginnaaw 45% lañ wax ne score bi ci la taxaw. waaw depuis 2006 mais am na ñoo xam ne ñu ngi ci nekk te ni ñoo raw ñoom indice boobu lañ taxaw parce que mbir mi dafa nekkul loo xam ne da ngay xëy rek mu sotti da ngay dox ay jéego da nga toog lu mu fukki at jéego yooyu di soog a am xam nga am na foo xam ne boo fa yeggee pour nga avancer mooy gën a jafe reculer sax mooy gën a yomb ñi nga xam ne nekkul yoon fenn soriwuñ bu ñu doxee ñëw te yaa leen juru nga nekk ci kanam xam nga loolee ku ci nekk dañ lay comparer ak fa nga déparé yow xam nga Guinée moomu ngay wax man mii toog fii ci taabal bi di wax ak yow man maa nekkoon consultant bi nga xam ne OSIWA man la jëloon may consul bind naa ci livre li ñuy wax système d'intégrité nationale de la Guinée xam naa la nekkoon Guinée keroog ba ñu may nommé ministre conseiller maa ngi doon présenter suma rapport ministre guinéen yi nga xam ne moo yoroon mbir moomu ak société civile guinéenne xam naa bu baax Guinée la fa ne xam naa lu baax dëkk yi ngay tudd la fa ne kon wax dëgg yàlla son position man may wax li nekk ci réew yooyu mais xam naa ko bu baax soo demee aussi ba boo leen laajee man mii toog fii système d'intégrité mooy li nga xam ne mooy avancé loo li ñuy wax bonne gouvernance maa ko bind maa toog fii ci table bi di wax kon xam naa. d'accord léegi bu ñu évoluer ci loolu. waaw monsieur le ministre par rapport ak interrogation yooyu noonu dañuy xool par exemple nekkoon nga fi yor ministre de la promotion de la bonne gouvernance ci ñuy wax promotion bonne gouvernance président dafa jëloon ay jumtukaay teg ko li mel ni OFNAC Sénégalais yi jàpp ni position bi nga xam ne moom la Moustapha wax léegi nii su nekkoon par exemple rapport yi ñu ngi ko doon président mu ngi ko doon jébbal nu mu tudd sax justice ñu koy teg ñu koy xool di ko saytu normalement ñu koy tranché est-ce que Sénégal du jéggi place bi mu nekk ay question lu gars yi di posé ne est-ce que rapport yi suñ ko doon jébbal justice Sénégal du dépassé place bii nii. waaw xam nga loolu itam ab gisil la soo jëlee OFNAC su jébbalee justice bi lu mot juróomi rapport bi fukki rapport am na yeneen téeméeri rapport yoo xam ne gisul ci dara dafa ne amul xam nga la nga xam ne mooy sos bonne gouvernance ak la koy doxal du la ñuy yóbbu justice moo koy doxal parce que xam nga lu koy doxal mooy recommandation ya ñuy def di ko jox ñi nga xam ne ñoom lay visiter pour ñu changer ko doxalin beneen doxal loolu mooy doxal mbir mi boobu benn remarque la ñaari remarque xam nga organisme de bonne gouvernance et d'intégrité nationale doo jël ci benn rapport pour dem di ko apprécier globalement au niveau national manul ne il a téeméeri rapport yi nga xam ne yépp ou téeméeri nangam yoo xam ne benn organisation def na ko benn juste jógu ci doo ci sukkandiku pour wax def jugement global xam nga lu tax Sénégal dafa bari ay mécanismes de contrôle dafa am li ñuy wax mécanisme de contrôle administratif dafa am mécanisme de contrôle juridictionnel
dafa am mécanisme yoo xam ne interne de contrôle la loolu yëpp da nga koy boole pour mun a joxe indice wax nga dëgg yi gën a fangaaral ak yi ñuy gën a wax mooy rapport bi yoo xam ne dañ ko bind diw ak diw sàngam def nañ tuuti doona bi rapport yooyu dinañ koy génn ba dafa am rapport yooyu yeneen yoo xam ne yu bari ñoo ci ëpp yoo xam ne dañ naan kii li ñu dox fii li ñu def fii baax na waaye lii daf koy gën a baaxal suñ ko defee yooyu nag nekkoon naa journaliste ñun journaliste yi du ñuy faral di ko soxla mais loolu da ngeen koy xool su ngeen ko xoolee xam nga jugement de valeur du ci benn fait lañ koy tëral pour juger dañ koy tëral ci ay yu bari da nga koy tëral ci Sénégal rapport inspection générale d'État yi da nga koy tëral ci rapport interne de contrôle yi ci rapport yi nga xam ne IAAF yi ñoom la ñuy def ci ministères yi ak ci organisation yi da nga koy teg ci rapport au Cour des comptes da nga koy teg ci rapport yi nga xam ne yi moom la ay organisme extérieur di def di apprécier Sénégal soo jëlee Sénégal tey dañuy am rapport ci li ñuy wax open governance rapport Transparency International dafay ñëw rapport Mo Ibrahim dafay ñëw rapport Mayeb dafay ñëw loolu organisme internationaux yi la amul ci yooyu rapport ITIE dafay ñëw juróomi rapport a ngi nii plus li ma la limal ci rapport boo yemee ci benn rapport boo xam ne moom am vocation pour dem ci justice nga bugg ci sukkandiku pour wax ne mbir mi avancé wul mbala jagul erreur dafay am te loolu bu ko nit ñi déggee ci ñu koy déglu tey ci rajo mbala télévision ñoom ñëpp dañ naan suñu dëkk avancé wul baaxul te demeewul noonu sëñ bi loolu laa bëgg ñu xam ci mbir bi boo moo indilee rapport boobu ñëw mën indi la yeneen rapport yoo xam ne lu baax la ñuy wax ak yeneen mais dossiers yi nga xam ne président ci boppam moo ne def ci teg kuréel parce que indexé nañ ko par Forum Civil indexé nañ ne bu ñu nekk ci situation bi bari na ci dossiers yi nga xam ne moom président moo ne moo ci teg kuréel. dégg indi na li nga xam ne guerre gën na bari Sénégal te dossiers yooyu bu ko génne woon jox ko justice ñu réglé ko ñu romb fi. xam nga loolu la lay wax erreur dafa am parce que justice boobu nga yor d'abord mënoon nañ ko jox justice ña nga xam ne ñoom lañ tuumaal ñu blanchir leen. dëgg la dëgg. parce que fii képp koo xam ne rapport moo la tuumaan dañuy wax présomption d'innocence yow lu tax nga war a jàpp ne ñoo ñee rapport yi kii rek la rapport yi wax lu am la. mais bu ñu leen àttee ci dañuy xam tamit ba xam am. waaw aussi loolu sax il faut ngeen xam leen xam nga rapport bi inspection générale d'État def dafay soob président de la République bu la neexee nga ne loi bi baaxul mu jox la waaye amul benn obligation bu koy wax ne joxam mais est-ce que bu ñuy wax bonne gouvernance muy moom ak keneen ku ko jiitu rapport yi ñu leen jox yëpp du yooyu la yóbbu justice non foo ngeen xam loolu nag suñu loi dëkk la boo leen neexee nag ngeen ne nañ changer loi bi daanaka dinañ ko wax kay ndax. non xaaral rek te war na mën a soppi loi boobu. bu dee gouvernance et gestion vertueuse bi muy wootee mu ngi ci. waaw xam nga du ci loi boobu rek la gouvernance nekk ak leneen nekk loolu yéen même dafa am organisme yoo xam ne dañuy liggéey pour contrôle a priori mooy balaa dara di xew ñu fanqandi ko moo tax xam nga li ngeen bugg a focaliser ci parce que rapport sangam génnul bonne gouvernance amul loolu laa bugg bu ñuy def analyse ñu jël analyse bi autrement dama la bëgg a wax ne bonne gouvernance du benn rapport bu ñu yóbboon wala fukki rapport illa tax téeméeri rapport moo tax bonne gouvernance amut xam nga bonne gouvernance xam nga ci li mu njëkkee ci fu ne la ne xam nga ma ñëw naa tey fii ngeen invité def naa lu met fukki minute ak ñett di wër seen place bi fu mu nekk ñu tardé fanweeri minute yooyu ngeen tardé auditeur bi nga xam ne ak téléspectateur bi toog di leen xaar tardé ngeen liggéeyam te rapport amul foofu man mii dama am conférence réunion boo xam ne 3 heures laa ko war a def toog nañ 30 minutes ñu teg benn musique commencé wul mauvaise gouvernance la xam ngeen loolu bonne gouvernance du affaire yu jël nga xaalis rek ak jëloo xaalis
bu ngeen ay analyser ci bonne gouvernance gis nga loolu dama ko jàng dama ko xam erreur bi nga xam ne ñun ñëpp sous développement yi moo ñu jot mooy dañuy jàpp rek ne bonne gouvernance ci féete ci màllu lubal xaalis ak ñàkk lubal xaalis bi nekk loolu lay am bonne gouvernance la ko sos mooy règle yi ñuy teg muy illa règle ni ñu gérer xaalis ak règle naka la ñu gérer heure yi ak règle naka la nit ñu war a nekk ci seen bureau yi waxtu wala lañ war a ñëw yépp danga ko ci boole dossier bi nga jël dugal ko ci administration bi waroon ko am ci ñetti fan nga am ko ci juróom benn fan ba ci weer mauvaise gouvernance la dama leen bëgg a wax dafa gën a yaatu li ngeen ay wax kon bu ñu bëggee taxaw rek xaaral rek sëñ bi moo waxtaanee ba pare ak ñu continuer mais bu ñu bëggee teg ci benn rapport bala fukki rapport bala téeméeri rapport yu ñu jox justice mu àtte ko loolee du mandarga bonne gouvernance bokk na nag ca lay teeyal xel lay wax ne lii bu ñu ko defoon moo gën loolu laa tax ma indi la ma ne la mën naa ci am ak yow yaqin ne bu ñu ko defoon dana gën a avancé loo waaye du loolu rek mooy avancé loo mais da mën nañ d'accord ma ak yow waaw bu ñu ko defoon dana gën a dalal xel dana gën a avancé loo mais mënoo weesu loolu parce que xam nga li ma la wax léegi jàppoo ko sa xel dafa mel ni gis nga bu ngeen defoon poto fale ca tali ba bind fi ngeen nekk fan la ma ñëwaat gisaat tali bi dugub benn coow du am léppay sotti ñu def ko ci heure bi ñu ko prévoir mais defu leen ko est-ce que nga tax man ma génn naan yéen seen liggéey bi ay xale ngeen yéen a ngi ci ndaw yéen a ngi am imagination yéen a ngi am avancé mais lekku leen xaalis juubalu leen xaalis bu ma tardé suma réunion ba war a dem tey fale gis ngeen loolu nu muy demee parce que ñëw naa fi au lieu kon ma pare ni ñu ko waxee 1 heure de temps bi ma pare ko dem suma yoon toog naa fi lépp loolu te engagement yi ma jël ak yéen ba ngeen ma invité ma xaar leen rek monsieur le ministre waaw defal naa xam nga depuis sànq yaa ngi wax gis nga remarque boobu loolu nga def si suñu travail remarque boobu loolu tamit la ñun ñi nga xam ne ñooy journaliste ak ñi nga xam ne rapport yi bu ñu génnee ñun remarque boobu la ñu def remarque boobu lañ nekk def kon sànq boo tegee di wax analyse boobu noonu soo xoolee ARMP suy def ay remarque dafay wax ne respect de procédure lay wax tel ministre respecté wul procédure tel ministre respecté wul tel ministre respecté wul mais loolu noonu boobu sax man dama jàpp ne ci li ñuy waxee ñun duñ ci échantillon monsieur le ministre parce que tey ñun duñu échantillon pour man ci li ñuy wax parce que ñu ngi wax ci bonne gouvernance gestion non misaal la waaw misaal laa leen lay jox mais am na tamit beneen misaal bu ma gis misaal dafay leeral yenn mbir yi li ma loolu leeral la lu tuuti la mooy ni ngeen yaakaar ne loolu mooy saxal bonne gouvernance ak li defar bonne gouvernance du loolee daf ko weesu lool loolu laa la bëgg a wax. xam nga tamit moom bu nekk ci contexte bi tey contexte bi ñu nekk gestion nguur gi la gestion réew mi la ak deniers publics ñaata waxtu la ci lañ mën a nekk une heure de temps la waaw justement ci lañ mën a nekk nii. am boo ñëwee ba léegi def nañ 20 minutes ci benn question ngeen nekk. waaw parce que dafa soxal nit ñi tamit soxal ñëpp soxal ñu ñun ñii. waaw dëgg la ndax suñu alal la suñu dëkk la ni ñu koy gérer. donc soxal nañu léegi man li may laajte question mooy ci bonne gouvernance boobu ndax effort yi nga xam ne gis nañ ne président def na ko parce que tamit fal la bokk nañu jox la ay responsabilités jox la ay pouvoir yoo xam ne investir le pouvoir yoo xam ne war nga mën a liggéey ci ay loi yu gën a doxal réew mi comme jàpp nañ ne buñ doon àttee noonu mën naa gën a doxal réew mi jàpp nañ ne IGE ni mu koy joxee parce que avant ma la koy wax nga ma ne mën nga ne loi bi baaxul. du ma dama ne yow. mën nga ko wax man ngay wax ne loi bi baaxul. waaw loolu laa wax loolu am nga ci droit. voilà léegi loolu du ma wax sax baaxul mais dama ne ca na mu gëne woon. ca na mu doon gëne loolu d'accord naa ci mënoon nañu am ba. d'accord naa ci léegi président gis nañ ci mu liggéey fii ci loi yu bari yoo xam ne amélioré na ko yii indi na ko yii changé na ko ndax bu bëggoon gouvernance ak gouvernance vertueuse bi mu woote du liggéey tamit ci loi bu changé loolu. ba nga xam ne lu ñu ko jox mu jox ko. mooy li ma la doon wax léegi xam nga bonne gouvernance boo ko buggee loolu mën na ci ne mais dafa am leneen loo xam ne daf ko lal te daf ci ne. ndax président mu ngi liggéey ci leneen li ko lal. waaw xam nga loolu aussi neex nay vérifier boo xoolee li nga xam ne moom la gouvernement di liggéeyee ak ni nga xam ne moom la ñuy moderniser administration sénégalaise fii ay at ci ginnaaw soo na def investissement Sénégal mën na def juróom-benn weer pour am kayit yi nga xam ne yépp moom nga war a am tey ci ñaari fan nga am ko loolu mooy nekk bonne gouvernance économique boo xam ne bii kenn defu ko fi Macky Sall xam nga fii am na temps boo amee loi boo xam ne bëggoo ñu teg la ko yow ci sa bopp yow mën nga koy bañ
soo demee ci juge bi te daf ko gën a biral ay kii rek laa ci jox xam nga fii am na temps investissement yi nga xam ne mënoon def suñ budget national li ñu daan def ci investissement boo ko jëloon budget Sénégal boo ko jëlaan plus de 70% fonctionnement la doon nekk léegi tous les investissements yi nga xam ne dañ ko war a def prioritairement budget Sénégal moo koy engagé moo koy def loolu amutoon dañ ko daan engagé yëpp ci leb xaalis loolu amul dañu inverser tendance bi plus d'investissement dans les projets budget Sénégal que leneen loolee ci bonne gouvernance la bokk il faut ñu xam ko dafa bari yoo xam ne mën naa la ko limal la ko mais xam nga mën nañu waxtaan ngeen wax ma ne lii buñ ko changé woon dana gën a baax man leen d'accord nag yéen. léegi pour ñu tëj question boobu yow en tant que ministre secrétaire général du gouvernement donc mën nañ jàpp ne aussi ndaw président nga lan nga jàpp ne tey war nañ ci war a mën a gën a liggéey pour avancer ci wàllu corruption ak bonne gouvernance. loolu xam nga mënuma la wax ne lii lañ ci gën a war a liggéey xam nga man bu ma la waxee il faut que lay sos loolu xam nga lan la ku nekk fa nga nekk ak la ngay def d'abord ñun ñëpp jullit lañ xam nga da ngeen ay wax affaire lu lekk xaalis yéen gis ngeen fii ay nit ñu grève juróomi weer juróom-benn weer wu ne nga dem fayeeku salaire ñoo toog doo dégg ku ci wax dara ci réew mi alors que salaire lan la yéen fii ngeen ay liggéey bu ngeen grève juróomi weer ngeen dem fayeeku juróomi weer lekk ko ak seen famille loolu normal la te bu ñu leen ko fay ngeen taxaw di kaas ni dañu ko war a fay salaire lan la xaaral rek li ma lay wax di nga xam ne du foofu rek lañ jëm te lu rek li ma lay wax man li ma lay wax waxuma la pour bugg lay wax rek dafa am comportement yoo xam ne dañu ko am ci ay individu ci ay jëfin gis naa benn réew barki dem bu ñu koy wone bëggoon naa ne couvre-feu ku nekk da ngay dem toog sa kër xam nga lu muy indi gouvernement bi jar mu jël ay policier fu nekk xam nga policier bu nekk guddi boo ko yëkkatee pour muy dox duubal ba dañ koy fay ci guddi gi essence bi ñuy mobiliser am na dëkk yoo xam ne boo fa demee loolay du am parce que citoyen la gouvernement wax dañuy dem toog seen kër ñu bari mais nga xam du jar ñuy def ay contingent gendarme ak ay policiers ci biir réew mu nekk na ngay doxee ak na ngay xalaatee ak lay sa culture mais dama la bëgg a wax culture bonne gouvernance mooy li ma doon misaal ca njëlbaan ba rek dafay dugg ci citoyens yi dañ koy xam lan mooy valeur am ak lu dul valeur am soo investir ci hôpital def fa matériel bugguma sax tudd hôpital léegi ay nit matériel ba ñu war a fajee nit ñi nga fekk ko Sandaga ñu koy jaay bala nga dem fekk ko fale ci kër sëriñ bi ñu koy jaay loolee bokk na ci li nga xam ne mooy njëkkal nasaxal état ak ku mu ci munti nekk ci ñun nag ak ku ko munti def gouvernement war na taxaw jëf ju rafet liggéey bu rafet waaye du moom kenn rek gouvernement la ak citoyens yi ak ku nekk fa nga nekk illaa jullit nga mbala nga nekk li nga xam ne ci yoone instant yàlla kii Jésus nga nekk da nga gëm yàlla donc wala la nga war a jiital ci booy def mooy nga jiital sa xalaat sa bàmmeel ak la nga engagement ba nga am ci sa kii bu loolu weesoo moral bi nga xam ne moom lañ am ci suñu société nga am ko dafay yomb trop te duñ avancer duñ génn ci mbir mi tant que ñu ngi yaakaar ne mbiri gouvernement la naam mu jiitu sax ak mbiri yéen ak ñun ak ñëpp la ku nekk fa nga nekk da nga war a sàmm sa diggante ak sa aqullaayu taala ak la nga xam ne mooy sa engagement ci citoyen boo waree jàngale maa nga war a faj waxtu maa nga war a fajee da ngay nekk sa biir nit ñi dañ yaakaar ne bonne gouvernance affaire u xaalis la rek déedéet moo ci gën a tuuti parce que affaire u xaalis bi am na fu mu yegg ñu jàppale ci kaso te bañ a dem sa liggéey waxtu nga ko war a liggéey wala bañ a def doo ci gis kuñ ci tëj. mais li ngay wax noonu tamit d'accord nañ ko ndax. sànq yaa ngi cité couvre-feu bi ku nekk di nga def li nga war a def mais suñu xoolee par exemple njiiti réew ñi jiite ñi nga xam ne carrément ñoom ñoo ñu jox nombal tànk suñu waxee nañ def nangam ñoom ñu def le contraire tamit citoyen bi tamit des fois. waaw wax nga dëgg inconscient wax nga dëgg danaan ñii ñu jiite li ma lay wax ñoo man joxe mii dogal ci laa bokk non xam nga man da ngeen déggu suma wax yéen da ngeen ay beddi man beddiwuma muy citoyen bi muy gouvernement muy ak ku munti nekk ci fa ngay nekk ak lañ la dénk
da nga ca war a am li nga xam ne mooy sa aqulaayu taalaa nga doxalee ko noonu ak nga teg ci nag ragal yàlla ga nga ragal yàlla ak la nga bëgg réew mu avancé nga avancé loo d'accord mais duñ toog fii rek yaakaar ne gouvernement la du amul de ñëpp la tant que nag réew mi damuy benn nangu ne ñun ñëpp la ay effort personnel yi ñu war a def xoolal li xew ci mbas mi da ngay gis ko ñoo xam ne ñu ne la Macky Sall xaalis la boobu moo tax mu bëgg fi indi mbas mi. xam naa dinañ ñëw ci loolu. déedéet non xam nga aussi ci ñëw justement dañuy suñuy dox ci àddina itam dañuy dox di xool li nga xam ne mooy xër suñu biir société bi dafa bari. d'accord dinañ ñëw ci loolu monsieur le ministre xam naa ñu jàll ci beneen point d'actualité muy arrestation maître Boubacar Seye ñu gis ne dafa yëkkati ay kàddu jëmale ko ci lu mel ni genre accusation ci wàllum détournement gannaaw loolu lañ ko topp ne wàllu détournement fonds yi nga xam ne Union européenne dañ ko fi dugal tey du ñu revenir ci procédure bi ndax justice moo ko teg loxo respecté nañ suñu justice su dëkk dañuy topp boobu di xool fu muy mujj mais dafa am rek benn fait bu am ci diggante bi mooy dañu gis conseil des ministres bi passé président demandé ki nga xam ne mooy ministre des affaires étrangères ak ministre impliqué yi ñu préparer benn mémorandum ci wàllu gestion politique yooyu noonu ak investissement yi ñu doon laaj tey est-ce que gënul woon kon ñu bàyyi ba ñu defar mémorandum ba pare ci lañ mën a constater ne li mu wax fausse nouvelle la bala ñu koy jàpp di ko tëj ci kaso te amul dara mémorandum da ngay yaakaar ne enquête la. du enquête mais dafay dina tracé waat fi ñu jaarale mais non mémorandum du loolu. lan la mémorandum dépassé na loolu mooy li ñu dugal ci xaalis ak li ñu def lan mooy li nga xam ne moom la jur loolu moo ci njëkk président buy laaj loolu lay laajte ñu enquête parce que président xam na fu xaalis bi dem xam na fu mu jógee parce que bés bu yàlla sàkk daf ci am rapport non seulement Sénégal dafay am rapport mais Union européenne ba pare dafay def rapport te dafa am lu ñuy wax revue annuelle xam ngeen ko yéen yëpp bailleurs de fonds yëpp a fay toog projet bu nekk dañ koy wax dégg naa ñu ko wax ci télévision bi naan président dafa waroon a xaar bi xam mémorandum bi muy laaj mais ça n'a rien à voir. attends avec dama yeggale dinaa ñëw fi ma yow wax waxee nga sa question ba pare bàyyi ma tontu ba pare. d'accord dama gis ne peut-être tonton Go ma fi ma ko doon laaje dama ne. bu mémorandum boobu. waaw liñ ko ciy wax ci information. waaw est-ce que gënul woon bala ñu koy jàpp parce que wax nga ko léegi dëkk bi am na présomption d'innocence donc jàpp bi ñu ko jàpp mën nañoo wëlbatiku libéré waat ko ci buñ ko daanul accusation bi kon jarul woon ñu dem ba nguur génne mémorandum am preuve yu leer ne li mu def fausse nouvelle mu doog ko jàpp ko ci kaso. xam nga yàlla nag moom it dafa am ñoo xam ne dafa am lu mu leen jox ku nekk yow sa plateau bi bu mu ñëwee yaa ko moom yaa koy diriger gouvernement itam moom responsabilité defal ma mémorandum kon amul waxtu bu muy xalaat ne waxtu wi la ko war a def c'est-à-dire moom mooy seet waxtu wa mu ko war a def ak ba mu yaakaar ne bu ko defee dana am njëriñ mu def ko waaye li ma ci bëgg a yëgle mooy erreur dafa am ci yaakaar ne mémorandum mooy defal ma enquête parce que ba mu buggee enquête ba nit ñi naan 750 milliards dépensé nañ ko dafa ne ministre bi defal leen ma enquête jox leen ma rapport bi ñëpp dégg ko évaluation mais bi ne defal leen ma mémorandum mooy récapitulatif li ñu fi def yëpp indil ko nan la amee njëriñ naka la amee impact ak luñ ciy xaar ak benn perspective la ku ci nekk da ngay wax li nga xam ne moo am te président bu bëggoon enquête bi ngeen wax du ko wax ministre bi xam nga ku nga koy laaj inspection générale d'État la koy wax IGE donc erreur dafa am foofu aussi wax dëgg yàlla moom li mu laajte ministre bi xam nga ki nga xam ne moo géré soo ko defal mémorandum auto pour xam na dafa labaj ndax labaju keneen nga koy laaj loolu kay lu xel xam la loolu jarul sax di werante dégg naa ko day li ngay wax yow waxoo ko dégg naa ko barki démb ci benn télévision porte-parole bi moo ko wax mais dafa erreur. mais ci dossier boobu noonu li ñuy wax ni ping-pong bi am entre ay partisans am ak Union européenne bi nga xam ne moom moo waroon moom moo ñëw di tontu à la place de l'État du Sénégal est-ce que par exemple moom ay accusation la def ñenn ñi ne deful accusation État du Sénégal warul mën a génn comme ni nga ko wax par exemple balaa ñu ko téye ñu génnee leeral mbir mi ñu wax Sénégalais yi xaalis bi fii la jaar fii ak fii ak fii lii mooy impact bi ndax ñenn ñi jàpp nañ ne am na impact positif ñenn ñi jàpp ne su amoon impact positif Sénégal xale yi duñ jëlaat mbëkk mi lan moo gis sa tontu par rapport ak loolu. xam nga bu doon ne xaalis rek bu ñuy joxe moo tax xale yi duñ jël mbëkk mi kon xam nga ne loolu duñ ko wax tey xam nga loolu mënta ne et puis dama bëgg ngeen xam Union européenne moom ci boppam mais xanaa xamoon ne Sénégal mënut a détourner xaalis Union européenne te Union européenne xamu ko est-ce que xam ngeen xaalis coopération ni ñu ko jaayee ni ñu koy joxee. su ngeen ko xamoon kon du ngeen yaakaar ne Sénégal mun na jël
benn fonctionnaire mun naa lekk xaalis Union européenne te Union européenne xamul ko bés ba nga ko lekkee lañ koy xam bokkul. xam nga nit ñi dangay dégg ñu naan gouvernement Sénégal tontu Union européenne mooy tontu parce que Union européenne moom ci boppam dañuy nasaxal jëmmam ak image am di wax naan détourné nañ xaalis boobu parce que benn bu rëy Pikini benn fonctionnaire Sénégal mënu ko lekk ci Union européenne bu ko lekkul moom responsable Union européenne yi mbala Union européenne yi xam nañ ko booba bañ ko détourné lañ ko xam lu tax ñu continuer joxe seen xaalis kon loolu mooy erreur bi aussi européenne amul lu ko ump ci loolu xam nga coopération même pour nga recruter nit ñu fay ko ci xaalis bi ñu joxe da ngay joxe avis de non objection Union européenne la d'accord naa ci mbala d'accord bu dee boo génnee ne ko fii la jëm ñoom ci seen bopp dañu jox avis de conformité ak wax ne d'accord nañ ak d'accord kooku nag nga bëgg a wax ne nit ñi lekk nañ xaalisam xam nga mode de décaissement yi nga xam ne moom la ñuy décaisser am na benn conférence internationale boo xam ne dañ ko defal ci Paris ak ci réewu Asie pour wane naka la procédure décaissement Union européenne yi yeneen organisation yi di tardelee nit ñi ba gouvernement yi duñ ci jot ñuy wax nañ seetaat loolee naka buy buggee dimbale nit ñi naka la ñuy def kon xam nga toog fii naan Union européenne Sénégal lekk na xaalisam konoon yàgg na ñaata réew ngeen dégg nga dégg Union européenne ne suspendre na coopération loolu lu jeex donc bu ma delsee ci wax ji mooy président na ma defar rek mémorandum xam nga président bu doon enquête lay def ma la di ko nëbb day woo inspection générale d'État ne ko demal vérifier ma loolu la ñuy wax procédure de vérification booba la lay seet ndax lekk nañ leen lekkul waaye ministre bi nga xam ne moo géré leen ñoo ko defal mémorandum loolu lay seet loolu xel moo ko mën a jàpp nangu ko kon buñ bëgg a wax ne balaa ñu ko doon jàpp et puis nag xam nga li ngeen ay wax sax bu ngeen ko seetloo dafay am contradiction ak ni ñu bëgg suñu justice doxee parce que ñu bari dañuy bëgg justice bi indépendante man nii loolu laa bëgg ñuy dox ci waaw bi nga xam ne mooy seen waawu kilifa yi ak ñoom te duñ waaw dox ci waawu gouvernement parce que bu waa ji ne def na nangam procureur jàpp ne def na ko li ko yoon may mooy mu téye ko déglu ko loolu bu doon yenn cas yi ngeen d'accord ci bu dee beneen cas du ngeen ci d'accord loolu ma jaaxal. non bii depuis le début wax nañ ne duñu commenter arrestation bi. non commenter nga ko. fait bi rek la ñu jàpp ne. non depuis le début nee nañ. xam nga am nañ confiance ci justice bi. dañuy jàpp nañ ne ñu ngi def seen liggéey. xam nga fait boo gis mais fait boobu lañ doon def. fait boo gis nag ci àddina donc interprétation ba nga koy jox mooy tax nga mun a wax yenn yi parce que yow fait bi nga wax mémorandum bi nga wax da nga jàpp ne président enquête la doon def pour xam fu ñu lu non dama jàpp ne président mu ngi ciy demandé ay information ci utilisation xaalis c'est-à-dire mu ngi ci non du loolu bu bëggoon information ci utilisation xaalis bi inspection générale d'État lay wax ne dem fa mbal lu mu gën a néew Cour des comptes ñoom mën nañ jóg dem seetal question boobu te président sax du ko wax loolu c'est clair donc loolu bu weesoo léegi procureur de la République am na droit bu soupçonné ne lii am na loo xam ne infraction loi bi la moom ci boppam procureur mu jàpp la soupçon rek laa la wax soupçon mu jàpp la te nag wax ji du loolu wax ji mooy yow muy man amuñ kenn ku am droit ci réew mi xëy rek taxaw ne autorités yi lekk nañ xaalis Union européenne d'abord boo jëlee Union européenne nga jëlali gouvernement Sénégal dafa nekk loo xam ne gàkk-gàkk bu ñu teg ci réewu Sénégal la réewu Sénégal la bu ñu ko waxee dépassé na Macky Sall ñun ñëpp la parce que au fond buñ ne gars yi lekk nañ xaalis bi mais suñ der lañ yàquñ deri gouvernement rek deri sénégalais d'ailleurs ñoom bu ñuy suspendre seen coopération duñ ne suspendre nañ ko parce que autorités yi fi nekk dañ naan suspendre nañ ko pour Sénégal kon dafa nekk responsabilité ci yow ci man bala ngay génn di wax li ñu mel li ñu yaakaar ne looloo tax ñu jàpp ko da nga war a yëngalaat sa bopp lu mu téeméeri yoon balaa nga koy wax te nag boo waxee dara su amee conséquence da nga ko assumer xam nga man loolu jaaxalu ma man mi toog fii yow ci yow ñaata yoon lay ma yóbbu tribunal ñu ma li nga wax lu tax nga wax ko condamné nañ ma moo tax man loolu ñi muy émouvoir man bokkuma ci parce que saa yu ma bindee dara loo xam ne am na tànk ñu condamné ma
am na temps condamné wuñu ma ñu bàyyi ma dem ne li ma wax gisuñ ci dara am na temps nit ñi yaakaaroon dañu ma condamné jàpp ma yóbbu ma kenn jàpp ma te ña fi nekkoon doon suma xarit mais dañ respecté woon li ma def respecté yoon loolu moo ci ne loolu moo ma jaaxal pour xam nga. mais monsieur le ministre. sànq yaa ngi wax ni da nga bokk si ñi nga xam ne dañu bëgg justice indépendant dafay mel ni da ngay sous-entendre que ni justice Sénégal indépendant wul. xam nga loolu interprétation nga def. dama ne question laa posé. xam nga su ma bëgg man Latif Coulibaly. waaw en toutes circonstances et en tout événement je suis indépendant. mooy su ma mëbët parce que démocrate la. mais il peut arriver dans des actes précis que les gens doutent qu'il y a de l'indépendance, il n'y a pas de l'indépendance. Dans tous les pays du monde. Est-ce qu'il y a un pays où amul? Il faut qu'on fasse attention. La justice n'est pas indépendante dans l'absolu. Parce que quand vous avez le tribunal, dossier yi nga xam ne dañ naan justice amul ci indépendance, ça ne représente pas plus de 3% des procédures. Même peut-être même 1%. Moi, indépendance vis-à-vis de l'État du Sénégal et du gouvernement. Lan la mooy dossier yi nga xam ne ay personnalité moom la impliqué politique mooy activiste ak ñeneen xam nga dañuy wax lanceur d'alerte dafa am ñaari affaire yu am dafa am lanceur d'alerte ñu war a protéger ñuy wax génne ay kay yu firnde li ñuy wax ak ñuy wax relayeur de rumeur. Il faut ñu jaawale ñu xool ñaar yooyu du benn bu loolu weesoo xam nga boo demee tribunal bés bu ne ay procès nga fay fekk muy Dakar muy Mbour muy Thiès muy fu ne procès yooyu yi ci gouvernement yëg motul 1%. ay citoyens sénégalais la opposé fii di ngeen gis fii ay gars yu tabax nekk ay borom barke borom doole ñu dem tribunal ñu condamné leen ne li ngeen tabax toj leen ko mais loolu lay wax indépendance de la justice yemul ci activiste bu ñu jàpp mbala homme politique bu ñu jàpp dafa dépassé loolu da ngay am sa kër ñu jox la ko nga jote ci koo xam ne moo la ëpp doole mbala maire ay maire am na jël ay suuf jox ko ay nit alors que am na ñoo xam ne ñoo ko njëkk a am ñu dem tribunal ni maire bi amoo droit def ko loolu nag foofu la ñu xamee indépendance de la justice foofu la ñu koy gën a mën dafa am mandarga yu fës nag mooy homme politique yi boobu moom journaliste yëpp dañ ciy wax man mii bu ma nekkee journal dama ci daan wax waaye dañuy fàtte ñeneen ñoo xam ne ñi ñu ngi fi te waxuñ leen dara mos naa toog suma bureau benn bés bañ oma ca dëkk ba ñu ne benn jeune infirmier d'État moo doon avertiloo benn xale ñoom ñëpp a nga kaso 2 ans problème am na gos boobu kooku dafa yéréer ndaw la xale bi nekk seconde mu doon ko avertiloo ñoom ñaar ñu jàppalante ci kaso métti na mais kooku doo dégg kenn ku ko wax ci journaux yi pourtant ni ñu waree prêter attention ci kilifa gu def dara bala defoo dara sax boo ne defoo dara njàpp la noonu lañu war a prêter attention ci kooku parce que société nag lii dal ñu ndaw ñi tekkiwul dara ñuy wax ñu tekkiwul lu bari loolu moo ñu war a gën a préoccuper parce que ki am ku la défendre ak ki amul ku la défendre war nañ seet loolu. loolu nag la Sénégalais yi di kaas mooy 2 poids 2 mesures bi. non kii bu jëlee ginaar xam nga yaa yow 2 poids 2 mesures. loolu ngeen ay wax mooy li problème. yow xamuloo ne yéen ci ngeen ne. ci naka. ci 2 poids 2 mesures. ñun luñ ci nekk. sëñ bii ngeen ay waxal tey. am na ñuy vivre situation bu gën a métti. fii xamuleen leen sax seetu leen. même bu ñu leen bëggee seet accès information bi yombul. loolu amul tribunal waxtu wu ne. public la nit ñëpp dañ fay nekk. waaw ñuy atte nii loolu jugement bi procureur yi. da ngay gis guddeeg bëccëg non xaar leen non en fait xamoo ci dara. non sëñ bi xaar leen na yéen tam procureur liggéeyam ñëpp xam nañ ko. waaw bu ngeen demee foofu gis avocat yi. avocat buy défendre boo demee ci moom laaj ko. 2 poids 2 mesures boobu ngay wax moom lañ war a bàcc ci réew mi. muy justice muy yow di man. yéen journaliste da ngeen koy def
ci nag 2 poids 2 mesures def naa ko ba ma nekkee journal du ma ko bañ. kon yàlla na ma ci yàlla musal man. léegi justement yow def nga ñu jàll ci beneen fait. ba ma ñëwee ba léegi ñaari question ngeen fi posé. beneen fait actualité effectivement ñaari. non yow yaa développé lu bari moo tax te bëgguñu lay dagg sooy développé. ñu ngi ñëw am nañ plan bu ñuy doxal. ñu ngi ñëw benn bu ci nekk incha allah dinañ ko jox liñ ci war a jox. ñu jàll ci beneen fait moo xew lii muy élection mu Mbengue ñu koy wax Babacar Mbengue Dalifort ñu gis ne ku nekk Benno Bokk Yaakaar la remplacer maire bi nga xam ne justement taxawu Sénégal la gagné woon taxaw ci coalition taxawu Dakar la gagné woon maire bi ñenn ñi jàppe ko coup d'état wala ci coup ci maire bi justement boo xam ne waa Benno Bokk Yaakaar def nañ ko waa taxawu Sénégal ci maire bi parce que tamit déggoon nañ fi avant élection bi accusation yu jëm ci ay autorités Benno Bokk Yaakaar donc APR yoo xam ne ñu ngi jënd conseil waaye tamit man a Sénégal jaax na élection am nga ne coup d'état la élection ñu def nii ñu population wote bi ñi mu faloon dafa mel ni beneen parti bi mujj toon parti bañ gagné woon te boobu population bi falutoon maire bi ak ko faloon population bi liste la faloon. waaw mais liste ba ca la non xam nga il faut nga wax lu leer population bi falutoon maire bi. mais liste ba ca la bokkoon ak kon kay population bi. si bi itam nañ ci wax kay mu leer liste lañ fal liste ba bañ demee ba yegg population ba muy fal xamul ne maire boobu lay fal ba ñu yeggee ca biir lañ tànn ni ñu fal ko benn ñaareel ba. monsieur le ministre foofu moom d'accord ma ak yow. alura ndax bu ñuy dem élection day am tête de liste si tête de liste bi dañuy taxaw ne man maa bëgg nekk nangam. déedéet da nga jóg donte non attends tête de liste bi population bi bu ñuy voté lu gën a bëri majeure partie bi si ñuy voté tête de liste bi daa tax la ñuy voté. ñaari tête de liste am. waaw majoritaire ak kii. waaw ak proportionnel. lu tax majoritaire bi ñu wax ne parce que majoritaire bi li tax sama yaakaar ne proportionnel bi la ñuy gën a yaakaar parce que majoritaire bu ngeen ñàkkee dootu ñëw. waaw ci tête de liste proportionnel mun na ñëw. d'accord en fait man ja waxewu ma sax ci côté pal bi mais li ma bëgg a wax conseillers yi ca biir liste ba tamit population bi ñu jox seen kàddu. xam nga lu ma comprendre naka la élection di amee démocratiquement fait ñu ne coup d'état man loolu laa comprendre. parce que dañu jàpp ne population bi liste ba mu investir taxawu Sénégal la tey ki mujjee gagné demoon di liste ba demoon élection ñu gagné ko. yow gisuloo ñu jël maire bi. yow gisuloo liste boo xam ne bii man jàpp naa ko mun naa la citer commune suñu département liste APR bi ñoom ci seen bopp dañ tasaaroo woon ñu élire maire fu ne loolu fu ne la am moo tax d'ailleurs léegi gouvernement bi réglé na ko loolu mënatul am lu ñu décidé ki nekk tête de liste suffrage direct jeex na mooy nekk maire loolu koy jeex na amatul benn waaw kon kay. d'accord ñu ñëw ñu tàccul approuvé le gouvernement bi comme continuer ci localité yi waaw vraiment mesure boobu solo la vraiment c'est vrai ñu ñëw ci beneen actualité muy suppression des villes de Dakar dañu gis ne le ministre Oumar Gueye mu ngi ciy revenir di ci revenir semaine passée waxaat na persister ni acte 3 de la décentralisation bannir na li nga xam ne mooy ville parce que li mu reconnaître ci statut commune la ak département tey ñi muy ñëwaatee dañuy laaj fii secrétaire général du gouvernement est-ce que suppression des villes projet gouvernement bi la wala. xam nga quand même war nañ seet li nga xam ne lii moom la loi wax critiquer loi mën ne loi dafa wax mu ne la ville est instituée avec un territoire léegi ville bu amul territoire man ta nekk ville loolu du Omar Gueye moo ko wax du keneen moo ko wax loi moo ko wax loi bi depuis 2013 lañ ko adopté ba tey daf ko rappeler rek. mais à qui la faute. mais c'est pas une question de faute. si. 2014 2013 la acte 3 génn. 2014 ñu dem élection. ñu instauré ay villes def comme par exemple lu mel ni Dakar Pikine Guédiawaye Rufisque ay villes. mais mairie Dakar. donc foofu noonu à qui la faute. mairie Dakar mosul am territoire. waaw amul territoire. li nekk ci acte de décentralisation moom lañ appliqué Dakar. liggéey kii dafa rappeler rek li am. Dakar n'a pas de territoire. de 2014 ba léegi mu ngi koy doog a rappeler. amu ko mais franchement. non question la damay poser question man ay question laay poser yow nga def. franchement je comprends pas. c'est-à-dire il faut aussi quand on discute bon connaissez de voir les choses. D'abord Omar Gueye n'était pas ministre de la décentralisation en 2014. Ouais. Il n'était pas. nañu waxante dëgg comme ni mu ko mën a rappeler 2014. ce sont ses responsabilités yi am léegi moo tax mu rappeler ko. léegi kon ñu ne ko lu tax rappelé ko 2014 te moom nekkuloon boobu responsable bi. quand je parle de 2000 moom c'est l'état que je parle. mooy Abdoulaye Diouf Sarr nekkoon na ko fi. Abdoulaye Diouf Sarr nekkoon na fi. léegi loolu c'est-à-dire jarul rappelé parce que c'est le gouvernement. mais bañ koy def. bañ paree Dakar xamoon nañ ne toutes les mairies
qui recouvrent les arrondissements à Dakar toutes ces mairies xam nañ ne c'est des mairies de plein exercice. mairie de plein exercice mooy Dakar amatul territoire maire bu nekk sa fa nga nekk localité ba nga nekk yaa fay dogal. loolu kay leer na. léegi tey yow mi fi toogal gouvernement est-ce que mën nañ la laaj lan moo ci position gouvernement. non toogal ma fi gouvernement da ngeen ma invité comme citoyen sénégalais et comme ministre de la République. parce que man dama ñëw représenter gouvernement. non pas représenter mais ministre bi nga fi toogee. non xam nga yow lañ fi gisee gouvernement. xam nga non loolu aussi ce serait prétentieux de ma part. dama fi toogal gouvernement. moo may invité je suis venu on s'en tient à ça. vous me posez les questions maintenant li may wax nii mais du man maa ko wax. bañ ko defee en 2013 loi bi mais franchement tous les citoyens de ce pays-là avaient le droit de le contester mais xam nga lu ma jaaxal c'est comme si on l'a découvert aujourd'hui tey bu ngeen seetloo maire yi nga xam ne ñoo concerné Dakar déggu leen ci kenn koo xam ne kii contesté na affaire bi dégg ngeen ko y compris les maires qui sont de l'opposition à Dakar déggu leen kenn ku remettre en cause loolu parce qu'il faut ngeen fàttali acte 3 de la décentralisation commission moo fa nekkoon politiciens ñoo fa nekkoon di ko discuter ñoom ñoo d'accordoon ci loolu y compris tous les partis de la coalition et de l'opposition day moo tax tey déggu leen benn maire boo xam ne dañ koy jàppee opposition bu contester loolu. mais loolu peut-être que man li ma dégg nu mu tudd Cheikh Gueye génn na ci kaas Madiop Diop génn na ci wax ay maire lañ ñu nga xam ne kaa département de Dakar lañ bokk. dama ne la bañ koy wax bañ koy décider moom ki nga wax ne kaas na naka la nekkee maire de plein droit xam nga kaas dafa yomb yow nga nekk maire de plein droit yore maire yi di doxal ni maire de Dakar ba fi nekkoon doon doxalee boo génnee tey di kaas tey kon na fata alors que yow loi boobu moo tax nga nekk mairie de plein exercice. d'accord yow moom ñooñu nga wax ne dañu kaas xam nga li ñuy wax maire de plein exercice moom lañ. waaw. nañu renoncé tey est-ce que mën nañ xam lan moo ci position gouvernement bi ndax day jëm ci dëggal suppression des villes. non mais c'est-à-dire xam nga dégguloo ma damay gouvernement supprimé c'est la loi qui l'a consacré. donc dañuy tendre vers application boobu. mais moom lañu appliqué depuis 2014 yoo xamoon ne depuis 2014 Dakar amul territoire amul mairie. Dakar am na mairie mais c'est une mairie mais mairie mun na am ba léegi. Dakar mairie mun na am ba léegi mais ça veut dire simplement que le statut de Dakar peut changer en termes de quelle est la gouvernance de la mairie. xam nga en fait l'essentiel c'est pas de parler de ça xam nga l'essentiel lan la c'est la gouvernance de la mairie de Dakar ce n'est pas nécessairement ndax am na territoire ndax amul territoire. mais est-ce que mais au fond mais moom ci gouvernance je pense que dafa wax ne. est-ce que à la place de la est-ce ville que conseil le ministre départemental. au fond est-ce que le ministre mënul ñëw par exemple si gouvernance bi du gënul moon mu génn wax gouvernance bi nan la nar a demee su ko defee nit ñi sur le contenu par exemple ñu discuter sur le contenu ñu bàyyi par exemple sur le contenant. xam nga mairie bi naka la war a doxee. à la place de la ville. jusqu'à ce qu'on change la loi là. c'est clairement défini. waaw. xam nga soit dafay proposer ñu changer ko waaw. wala soit proposer ñu changer li mu ko ko waaye léegi xam nañ ko. ni muy doxee mooy le maire est l'émanation de tous les conseils municipaux. noonu lay doxee. d'accord jàpp loolu nañu kay xam nga mooy li may wax rek c'est-à-dire bu ñuy waxtaan ci affaire yi dafa am ñaari affaire li nga xam ne moo nekk ak li nga xam ne moom la ñuy def ak li nga xam ne loolu lañ mébét. gouvernance nag ak structure boo gis ci àddina dafay dox mairie Dakar am na fi au moins ñaari statut mairie Dakar am na fi temps gouverneur de Dakar moo ko doon doxal am na temps secrétaire municipal bi moo doon doxal lépp sous la supervision du ministre statut yëpp am nañ fi buñ ko changé dugguleen buñ ko bàyyee di mu nekk amoon na fi loolu laa bëgg ñu xam c'est-à-dire man li may ut fii bu may wax dama bëgg wax pour nit ñi li ne ñu xam ko ak bu ñu xaaree ba leneen changé ñu ne lii moo fi nekk waaye tey bu ñu bëggee wax ne dañu supprimer yi Dakar loolee du li ne loi bi moo ni tëddee tey mooy doxee tey te loi bi nekku fi tey 2013 la fi nekk ba suñ jooni yàlla tey kon léegi bu ñu wax ni ñuy déglu nañ leen li ñu wax ne dañuy supprimer yi Dakar gouvernement loolu la
gouvernement depuis 2013 daf ci d'accordoon moom ñi nga xam ne ñooy maire yi opposition ak ñëpp ne communes yi nekk Ndakaaru ak Thiès lañ leen def commune de plein exercice loolu mooy wax d'ailleurs Thiès sax ba léegi am na lu ci des te am na ci yeneen boo demee ci yeneen dëkk yi Kaolack ak yooyu gars yi ngi kaas ne li nekk Dakar na nekk ci ñoom parce que Thiès dañu gis ne dafa am ville ak conseil départemental Kaolack am ville ak conseil départemental. non Kaolack bokkul ci réforme bi. conseil rek la mais Kaolack am na. Kaolack amul ay mairie. Kaolack amul ay mairie. mais conseil départemental moo ko chapeauté bu jiitee Baba Ndiaye. xam nga nag il faut ngeen distinguer ay yeneen affaire aussi xam nga li ñuy wax quand le territoire de la mairie se confond avec l'entité départementale mooy Dakar. Dakar cas spécifique la. loolu boo demee ci loi bi tam wax na ko mu leer. xam nga Dakar boo ne département Dakar mooy l'ensemble des 19 communes d'arrondissement de Dakar devenus des vrais département Guédiawaye la département Pikine ak département Rufisque yooyu non mais département Dakar la bu wax la région de Dakar ñooñu ñoo ko composé surtout les département Dakar mooy li nga xam ne mooy commune yi nekk biir Dakar Plateau ak yi nga xam ne ñoo bokk ci département Dakar bi ñuy territoire bi ak commune bi ñoo bokk benn la amul benn différence soo waxee département Dakar muy communes yi nga wax cité fii boo demee Kaolack mooy département Kaolack am na dëkk yu bari yu nekk ci environnement bi correspondre ak mairie Kaolack parce que département Kaolack boo dafa bari ay communes ci biir yoo xam ne dafa nekkuñ ci ville bi bokkuñ benn territoire yooyu yëpp dañ koy distinguer moo tax waxtaan wi dafa nekk xalu nekk complexe parce que réforme bu bees la mën naa leen nangul ne population même bari na ay politiciens yoo xam ne maîtriser wuñ ko parce que jànguñ ko liiruñ ko duñu avocat itam duñu magistrat duñu juriste mais loolu moo fi nekk tey wax ji dafay bari loolu nga dégg ne gouvernement day supprimer mairie Dakar non. ndax état warul liggéey ci communication boobu tamit population bi xam ko ak. xam nga yow répété nga ko léegi te xam nga bokkoo population bi loolu aussi mooy aider gouvernement c'est-à-dire gouvernement du mu war a def lépp communiquer ci lépp xam boo seetee gouvernement ci àddina yëpp te bu ma ko waxee mun nga ma ci wóolu am xam naa ci lu bari parce que jàng naa ci lu bari man mii di toog wax ak yow suma thèse doctorat ci affaire communication laa ko def soo déggee ñu naan presse dafa am solo ci démocratie noonu lay demee parce que presse mooy yeetekat bi njëkk ci démocratie presse day wax li ne fait bi tey mooy 2013 lañ def benn réforme boo xam ne boo ko xoolee jàngat ko ca am nekkee def commune d'arrondissement yëpp ñu nekk mairie de plein exercice à partir de ce moment déjuré mooy en droit c'est déjà supprimer la commune c'est déjà loolu rek suñu responsabilité ñun gouvernement ñu waxoo mais yéen seen bos itam bu yii xewee ngeen wax mbir mi ni mu demee parce que mbir mi du bu ñu ko expliquer nit ñi après ñu gaaw a avancer maintenant la ñuy def nag boobaa gouvernement bi mu naan lii lay def te gouvernement bu nekk nag démocratie noonu lay doxee am nga droit ni lii laa proposé buñ ko wootee xayrul buñ ko wootewul xayrul boo ko defee neexul citoyen yi bu waxtu jotee nag ñu sanctionné la. xam nga loolu tamit monsieur le ministre dëgg la am nañ ci responsabilité mais aussi dina baax tamit yéen seen wàll comme yow ni nga ko defee tey ñu invité la nga yombalal ñu ko ñëw. ñu la ciy remercier mais yombewul noonu ci ñëpp yombewul ci ñu yor tamit information dégg naa ci rajo yu bari ak télé yu bari Omar Gueye di ko wax dégg naa fu ne directeur PNDL directeur yépp ci ministère am di ko wax du teyee tax mu koy wax Omar Gueye def na sax conférence boo xam ne ca fa place ba wax na ko fa mais xam nga aussi loolu la gouvernement mun mais aussi bu dee gouvernement bi daf ko wax ba pare presse bi ci boppam relayé ko ndax gouvernement bi waxee mbaa di jël opinion yi di ko wax daf ñuy jafeel mbir mi. d'accord daf ñuy jafelal affaire bi. dinañ ci yokk ay liggéey justement ñu jàll ci beneen point muy point santé bi gestion Covid 19 bi ñu ñëw ci tey dañu gis ne deuxième vague laal na Sénégal mën nañ ko woowee deuxième vague gis nañ ne aussi am na ay mesures du gouvernement. laal na àddina bi yëpp.
laal na àddina bi ñun yëpp. Sénégal lañ nekk baal ñu waxagum bu Sénégal ba. déet xam nga boo nee laal na Sénégal boo ci ñambaasoon àddina bi mu yomb. D'accord mais comme man Sénégal moo ma gën a ñor. waaw d'accord naa ne tamit loi proximité bi mooy dugg foofu justement maintenant tey jii bu ñu jàppee loolu tey laal na Sénégal donc ak àddina bi yëpp ma dolli ko ci sama professeur maintenant tey gis nañ ni am na ay mesures yi nga xam ne gouvernement bi jël na ko ñu seetlu tamit ci première vague bi mesures yi résilience bi ci Sénégal amoon c'est à féliciter loo xam ne la naw nañ ko ci àdduna bi yëpp am na classement bu fi génnoon yaakaar naa 3e la ci positionné wu donc tey ñëpp tàkkuwoon nañ ci génnoon nañ ba gis ne corona demoon na ba mel ni lu nekk à genoux fii Sénégal ñu jekki-jekki beneen vague ñëwaat gën jëlaat ay mesures mais contrairement ak bu njëkk bi mesures yi bi ñu ko jëlee léegi dafa am beneen flambée bu ci tegu mooy cas yi dañu nekk di yokk ci tey bi ñu consulter résultats yi ci jotaam ñu ngi naan environ des centaines de cas la par jour yoo xam ne Sénégal mu ngi koy am tey 402 cas tey 400 la donc des centaines par jour boo xam ne durée bi mu ngi bëgg a yàgg mu mel ni kon flambée bu mag la est-ce que tey mesures yi ñu jël appliqué ko ci deuxième vague bi am na efficacité pour lutter waat contre Covid-19 ak deuxième vague bi ñu attaque. première mesure yi ñu jël ñu ngi ko jël le 2 mars benn cas lañ am. jël mesure yi mars avril mai juin juillet août septembre amoon nañ 15000 cas novembre octobre novembre la mbir mi wàcc décembre mu continue kon buñ buggee wax ne mesure yi ñu jëloon moom efficace woon na ma ne efficace woon na waaye dafay jël benn temps ak benn durée bii le 6 janvier lañ ko jël il faut mu am benn temps ak benn durée mënuñ xayma tey jii ñuy wax ne efficace na ndax efficace wu waaye soo xoolee mesures yañ jëloon la ca jiitu woon mooy mesure barrière yi foofu nag dafay sooxe loolu gouvernement li man mooy yëgle wax artu te loolu ñu ngi koy def nañ ko doon defee dañ koy defee changé wuñ ci dara bàjjeni gox yaa ngi ci citoyen yaa ngi ci club yaa ngi ci ñëpp a ngi ci ba léegi rajo yaa ngi wax télé yaa ngi wax yéen sax xam naa ne bokk ngeen ci ñuy wax waaye dafa am délai boo xam ne c'est un délai incompressible 6 janvier te le 2 février mënul efficace bi nga xam ne flambée du am bañ nañ ko bi ñi nga xam ne boroom xam-xam lañ di ci liggéey dañuy wax le pic de l'épidémie mais pic bi bu ñu fay yegg fa mu waroon a yegg moom liñ def mesure daf koy bloqué ci loolu lañ nekk amagul 1 mois nañ dem ba ca kanam xam ndax efficace na da efficace ñaareel ba stratégie bi nga xam ne mooy bu réew mi tey dafa ne nañ gën a taral mesures yi ñu jëloon gën ci seet gën a xool naka lañu tey fi ñu toll tey président exclure beneen mesure bu gën a tarati exclure ko waxuma dina ko jël mais lu mën a ne la parce que même boo seetloo mesures yi ñu doon def dañ ko doon def graduellement en fonction li nga xam ne ñi nga xam ne ñoom ñooy saytu xeex bi ci plan scientifique loolu lañ koy wax biñ ko njëkkee wax lii lañ ko wax nañ def lii maladie bi 90% la nañ arrêté circulation bi la nuit Thiès ak Dakar. donc justement loolu dagguma la mais c'était une question bëggoon nañ comprendre donc ci prise de décision yi président di jël ci wàllu Covid-19 bi daf koy jël ci moom wala dafay déglu commission wala dafay nan la coordination bi demee ba ñuy génne benn décision. xam nga li nga xam ne moo efficace président moom mën koo xam loolu moo tax ba ñu déparé lañ def comité national boo xam ne ñoom ñooy laboratoire bi xalaat di segg li nga xam ne moom lañ yaakaar ne buñ ko defee ñëpp a ci nekk nag ay épidémiologiste ay infectiologue ay immunologue ay sociologue lépp a ci nekk ñooy daje ne lii yaakaar nañu ñun bu ngeen ko defee danañ musal parce que amul benn président de la république à part kenn ku ma xam koo xam ne sax waa réew ma jëlee nañ ko fa amul ci kenn kuy xëy leen lii ngeen ay def comme lu mel ni piqûre leen eau de Javel pour wér xam nga loolu waaw xam nga loolu ñun mënuñ def loolu mënuñ ko xalaat fii bu ngeen piqûre eau de Javel mu baax donc fii ñooy wax président réunion leen def réunion bu mujj juróom benn waxtu daanaka la réunion bi def ku ne jox na la parole ci ñoom ku bëgg a wax nga
ba mu paree mu leen dama lii ngeen wax ñu ne waaw mu ne bismillah naka lañ koy defee ñu ne lii ñu ne bismillah dinañ xool ñun wàllu politique naka lañ koy defee noonu lay demee ku la wax leneen wax na lu ko. amul benn décision président jël boppam yëpp day déglu ñi nga xam ne ñooy xam nga moom boo ko dégloo ci discours am bi yëpp loolu lay wax. discours am bi yëpp loolu lay wax waaye baax na ñu koy fàttali moo tax nga posé question bi. may laaj par rapport ak méthode bu ñuy deuxième vague bi mu ñëwee ñu xoolee première vague bi nit ñi détermination bi ñu amoon engagement bi ñu ci amoon ci deuxième vague bii nii dafa sooxe ndax première vague bi foo rombaan da ngay gis nit ñi ñu ngi raxasu ñu ngi diwoo gel ñu ngi takk max mais bii nit ñi boo xoolee ci mbedd bi sax doo gis fu ñu teg ay ndox pour nit ñi raxasu doo gis pour ñu sol masque yi sax nit ñi dañ leen di mujj ainsi fekk foofu naan la defal nangam wala ñu gis gendarme bi moo tax ñuy sol masque est-ce que côté boobu noonu domaine sensibilisation bi ak méthode yi nga xam ne yooyu la collectivité locale yi jëloon pour ñu xeex mbas mi bàyyeeku wuñu par rapport ak kii xam nga xeex bu ni mel bu yàggee nit ñi dañuy xala loof loolu il faut nit ñi xam ko mais du càggee loof nañ rek nit ñi baleen il faut ñu leen gën di ñaax xam nga booy xeex dara te xamoo fu xeex bi jëm te xamoo kañ lay jeex amoo ci yaakaar foo kañ lay jeex di nga leen ba ca kanam soo moytuwul nga loof yaacaaral loolu nag lañu war a éviter loolu moom bu mu nekk suñu xel sax. d'accord léegi yow. bàyyi moo tontu ko. ayca temps bi daf ñuy commencé def ayca kon. waaw léegi bëgg naa ko tontu. ayca. su ko defee ñun yi nga xam ne nag ñoo fi nekk muy suñu wareef yéen ak ñun di wax ne ñi teel a xeex bi war a gën a tar nañ ko taral waaye nag yaakaaruma ne ni gën nañ ñàkk conscience ci affaire bi tey xam nga tey la gën a métti sax. parce que koo gis ñun rek xam nga mu ni faat mbala ku la jege koo xam ne faat na ak loo munti def ñëpp xam nañ te ne mbir mi nag mbir la te mu ci réew mi képp koo gis rek Sénégal tey mbir mi jot na fépp lay dugg man suñu dëkk ba fale mosu waaye faat nit ñi gis nañ ne faat na fa nit nañ doon sàgganee masque yi am na ñu bari seen xel génn na ci loolu duggaan nañ ci masque yi parce que du misaal rek jaaraan la. d'accord ci masque yi foofu ci lay ñëw parce que monsieur Moubarak Lo dafa toog fii mu def benn proposition mu wax ne moom ku ñëw ci moom mu jàpp sa loxo wan la ne mën nañu jënd masque yi à 30 francs buñ ci tegee liñ ci teg lépp ak coût de transport yëpp dañ ko mën a amee à 50 francs donc avec 6 milliards état mënoon na jox ku nekk minimum 3 masques lavables te moom jàpp na ne ak moom mi ak bureau de prospective économique bi nga xam ne moom la jiite jàpp na ne ci masques yi ak distanciation sociale yi mooy gën a efficace pour arrêter propagation coronavirus bi. xalaatam la joxe rek loolu amoon lu ma ciy commenté. d'accord léegi ñu jëm ci beneen question yow ci wàllu communication xam nañ ne c'est spécialité la sa domaine la tey noo jàngatee communication gouvernement bi ci Covid-19. baax rek baax waaye li mbir lu mu baax war nañ ko gën a yow. d'accord donc lan moo tax fas moom daw taxul nga ñàkk koy labbali. mais ñun ñu nekk ci terrain bi bu dee communication bu baax na xaw nañu jaaxal parce que gis nañ ne demoon nañ ba benn moment feebar bi toll ku mel ni man dama daan jaaxal nit bañ ko gëm mais dama daan gis tamit ne ñëpp bokkuñu xalaat ñëpp bokkuñu information est-ce que def nañ ci tamit ci côté communication li ci war ba jàllale communication bi war ba nit ñi gëm ko. xam nga nag communication il faut nga xam ci ñett xëy na xam nga ko sax benn boo communiquer dafa am temps de latence li tubaab di wax temps de latence waxtu nga xam ne gars yi moom la ñuy gis mbir mi ñaar dafa am temps de réfraction mooy ñoo xam ne bëgguñ dégg li ngay wax soxalu leen am na ñoo xam ne itam nag soxal na leen waaye xamul nañu war a def loolu yëpp da nga ko war a jàpp donc lu caa gën communication bi efficace wu rek amul impact mën naa efficace waaye temps de latence bi nga xam ne moom la ji boobu il faut mu def ko waaye nag bon xam nga waaw kooku analyse la boo analyser situation bi def li nga xam ne moom war a def waaye xam nga yow sa bopp nee nga Sénégal ràññewoon nañ ko ci àddina bi ci affaire communication Sénégal ak lim liggéey Brooklyn Institute daf ci def jàngat boo xam ne bi réewi àddina yëpp la dajale kenn ci raw Sénégal muy Nouvelle-Zélande kon kay war nañ ci am yaqin ne dañ doon def baax na foofu rek laa ko teg. justement tey beneen commentaire génn na fi ci wàllu Covid bi la ba tey ñu gis ne tey benn docteur tey ci suba xam leen na ko ci rajo bi de la place aussi gis nañu maire Moussa Sy démb àdduna ci mooy jàpp nañ ne fi mu nekk nii jeunes yi ñoo nekk vecteur
ñoo nekk di doxal coronavirus bi donc responsabilité bi ci ëpp ci ñoom la dal ci côté propagation bi ndax jàngat boobu nga ci am yow tamit. xam nga man nag bëgguma di stigmatiser benn catégorie population dafa nekk ne jeunes yi li lay dal ñoom bu ñu amee feebar bi duñ ko xam parce que lu bari duñ feebar day nekk seen yaram jàngoro ji day nekk seen yaram waaye duñ ko xam parce que amul benn jeune buy xam ne xam nga ne am nga feebar bi nga ñibbi seen kër fekk sa yaay ak sa papa ñu toog nga wàll leen ko kon dañu ni ñuy waxee dañ ci war di am prudence parce que jeune bay gën a soxla yaayam ak papaam donc dafa nekk loo xam ne addina bi yëpp la xale yi dem école di ñëw ni ñu koy wàllante seen biir mooy gën a gaaw parce que nañuy moytoo ak na mag ñi di moytoo du nekk benn te ñoom mu tegu ci itam bu jàngoro ji duggee seen yaram du leen loofloo lañ doon def la ñuy def am na mag ñoo xam ne sax am nañ ci sens dañu am mais doo gis dara ci ñoom mais bu wax ne jeunes yi ñooy vecteur bi comme ça nekk loo xam ne stigmatisation lay nekk man loolu d'accord ma ci nañ jàpp ne daal jeunes yi war nañ gën di moytu bu ñu génnee surtout ñuy moytu xam ne feebar bu ñu ko jëlee ñoom mën nañ ci mucc waaye waajur yi bàyyi ci kër ga mën nañ ci loof ba lottu ci ba sanku ci jeunes yi ñu ci bari xam nañ loolu te moo tax boo demee France am na ñuy wax naan bu ngeen weesoo juróomi nit ci kër gi rek ku nekk na sol masque loolu war nañ ko mun a doxal suñu dëkk yi loolu jàngale lay doon yeete lay doon waaye taxaw rek ñu jeunes yi ñooy vecteur bi am na noo koy xoolee ak noo koy waxee dégâts lay def mais du def dara amul benn njëriñ donc war na am lu ñu koy aborder di ko wax pour yëgal jeunes yi wax leen ne parce que boo leen stigmatiser dafa mel ni ñoom ñooy le mal alors que jeunes yi ñoom ñooy dem école ñoo gën a jaxasoo ñooy foo ci biir école bi te loolu obligation la pour parent bi ak pour élève bi waaye bu ñu fa demee nañ takk seen masque loolu mooy li am solo nañ dandante nañ jël gel yi moo gën a am njëriñ ñu naan jeunes yi ñooy vecteur bi. d'accord xam naa ne ñuy lancer waale appel aussi ci nga xam ne ñoo yor ci mesures yi gi mbedd mi aussi li nga fay gis dafa xaw a doy waar xam naa bu ñu gënee mën a farlu rek ci taxawaloo ñun ñi ñu takk masque yi doy na waar parce que tamit loolu moom tamit xam naa ne monsieur le ministre dañ koy jox yóbbante rek bu ñu mënee jàll aussi ci feebar bi fi mu toll ak responsabilité sociale bi ñu ci am jàpp nañ ne bu ñu mënee jàll aussi ci ñu taxawal obligé masque yi ci mbedd mi aussi dina am solo ndax ñun ñi solatuñ masque ci mbedd mi moom. c'est le constat. première semaine bi nga xam ne entre le 6 et le 12 su ma jàppee li ma jàpp ci Dakar rek obligation bi amende 5000 francs defe naa policier aman nañ la ëpp ñaar fukki millions ak nangam ba léegi gouvernement ngi doxal li muy doxal de ce point de vue la xam nga amende 5000 francs boo koy def ba nga am lu mooy ñaar fukki millions bari na lool. ça veut dire du bari ñu ngi nay obligé ñu sol ko waaye nag xam nga policier bu ne man ta nekk ci gannaaw sénégalais bu ne naan la solal masque yéen fii man bi ma ñëwee maa ngi doon ul gel awma suma garde de corps bi ma jox gel xëy na am ngeen ko waaye gisu tegu leen ko fu ma ko gisee. moo tegee nii sax. déet ni ngeen ko ci gisuma ko xam nga fii man gisuma ko te nee bu ngeen a ñëw seen buntu kii teg leen fa gel ak lu ñu raxasoo tegu leen ko xam nga wax nga ma léegi dañ gisoon ñuy teg gel yi fu ne. man ñëw naa ba dugg ci biir fu nekk gis nga ñu tamit ñu tax suñuy masque. waaw non xam nga rek c'est-à-dire li ma bëgg a wax lu gën a yomb loolu la c'est-à-dire mbiri ñëpp la du mbiri gouvernement rek yéen a ngi ci jàngale di ci def lu baax la preuve suñu émission bi waaye xëy na fàttu ngeen man dama mujj laay gel suma ki ma àndal moom ma jox gel suma garde du corps loolu ak fàtte sax mën na nekk moo tax ni ñu koy waxee ku ne mën nga ciy fattu ku ne mën nga ciy am jaaxle parce que mbir mi dafa doy waar mbir mi du loo xam ne da ngay jóg rek réglé ko du loo xam ne da ngay jóg rek lépp nga mën ko jàpp gis nga man mi démb yegg ci naa suma kër ndox maa ngi ci bunt bi raxasuma dama sar rek dem dama am suma benn sët boo xam ne bii dafa ñëw ne papi dama nga raxasu amul juróomi at papi kaay fii la ñu raxasoo xam nga loolu gune gu ndaw googu nga xam ne amagul ñeenti at kookee mun na koy fàttali mu ne ma fàttu moo tax loolu dafa nekk preuve pour man ne même xale yu ndaw yi commencé nañ di xam bermé lan la kooku amagul ñeenti at am
que ça am na ñetti at voilà. suma xam naa ne te ñu ngi ñuy annoncé ne 5 minutes moo ñu dese avant ñu consacré ko politique bi rek Sams rawatina wàllu élection locale yi ci candidature am ak organisation élection yi. non affaire candidature. waaw non dañuy juste par rapport ak kii ñuy laaj lan mooy say ambition politique. ah loolu dañu ma ko laaj man may waaj a génn politique ngeen may laaj ambition politique. da ngay waaj a génn politique. non li ma bëgg a wax xanaa kay fi mu nekk ne am naa at yoo xam ne génn lañu gën a seetlu nit dugg sax. man de fi mu nekk nii xanaa loolu ngay wax. maire Sokone nag maire Sokone non xam nga li ma leen bëgg a wax mooy ambition ci man loolu ambition ci man xam nga nag maire yi moom képp koo gis muy dox fa nga juddoo fekk fa baax yaroo fa boo fa mënee nekk maire pour indi leen lu mu tuuti lu yem ne tarfatal xëy na ci benn at mbala juróomi at da nga ko d'accord loolu laa xam ne kenn mënu ko génnee suma xel soo yàlla suma partenaire yow la man la suma partenaire de yooyu ma dem toog dem si suma tool bi. d'accord organisation élection yi tey ji respect calendrier républicain bi évoqué nañ ko wax nañ ci à votre niveau lan ngeen ci mën a jox comme information est-ce que gouvernement baa ngi liggéey ci yéen a gën a xam yéen xam ngeen ne ñoom ñoo wax réunion ñu ne nañ réunion ba pare ba def réforme yi ba président dugal ko ba pare ñu jàpp date élection yi dëgg la ndax dëgg. mais yow sa position ndax bi ngay nekk société civile bi ngay nekk journaliste en tant que tel da nga doon man mosuma nekk société non exemple la bi ngay nekk journaliste laa wax. da nga ci daan taxaw respect calendrier républicain di ci wax démocratie nu muy kiiwee donc en tant que. waaw xam nga man li may exercer journalisme yëpp amul benn moment bu élection amul date benn at laa ko fi gis pour man loolu bu dee acteurs yëpp ñoo ci d'accord. te bii kenn mënu wax ne acteurs yëpp d'accord ci ñetti yoon mais bu ko acteurs yëpp d'accord rek mais acteurs yi ñoom moomuñu élection yi nag des fois dañuy fàttali ñoom moomuñu élection yi. citoyen yi da nga dégg fu ñu ci waxee dara. citoyen yi ñu ngi koy kaas. fu ñu leen joxe kàddu gi. citoyen yi ñu ngi koy kaas duñ leen di tendre micro si yenn localités yi. amul nag kay ma wax la. journalistes yi ñu ngi leen di tendre micro si yenn localités yi ñu ngi kaas ne élection dafa war a am ndax am na maire yi nga xam ne ñeneen ñi bëggatuñu ñu nekk fa. mais citoyen yu dem réew mu ne. la leen neexul ñu ngi koy kaas médias yi waaw. mais dafa am noo xam ne dañ war a organiser wu ci noonu bu dee bëgg nañ mu ne am na lu ñu war a organiser wu nu mooy kaas rek ci média yi ñu jox la média rek nga wax toog sa sax. mbas mi am na yu mu bloqué. jàpp ne noonu la ñu war a organiser. waaw léegi lu tax nga fàtte mbas mi. mbas mi am na yu mu bloqué. ah voilà. non maanaam léegi yow moom nee na citoyen bu ne war nga am na war a organiser wu pour laaj ko nan nga jàpp ne noonu la ñu war a soo buggee dara ah gisuloo buñ buggee ñu ne nañ def dara du nañuy génn dem ci mbedd bi gisoo bu ñu ne nañ bëgg ñu libérer diw du nañuy génn suñu amee force boobu kay ñoom citoyens yi ngay wax bu ñu amee force boobu xayrul loolu démocratie la mais nag xam nga aussi réew du yoon na nga bëggee mu doxee lay doxee toujours ak ku munti nekk léegi man li ma jàpp tey mooy consensus dafa am xam nga maire laa bëgg a doon suma sago mu am tey suba man amul benn intérêt ñu ne dàq nañ ko ba 2000 nangam na mais citoyens yi ñeen ay représenté di wax parti politique yi lu tax bu parti politique yi dayee d'accord citoyens yi ñoom waxuñ ci dara d'accord nañ ci ñoom ñoo daje nag toog président de la République nekkul fa ñoom ñu ne d'accord nañ dañ auditer fichier bi nañ def nangam balaa ñu élection ñu ngi koy def. léegi yow jàpp nga ne élection dina am ci 2021 bi fii ak juin. amul lu may jàpp ak lu may jàpp xam nga loolu mooy comme gisaane man du ma gisaane. li nga yaakaar. li ma yaakaar loolu xam nga li ma yaakaar du leen mooy li am solo li nekk mooy li am solo. gisaane nag yaakaar naa dina am yaakaar naa du ma am li ma jàpp tey mooy nee nañ bu ñu paree seen liggéey bi ñoom ba ñu def loi yi danañ ko jàpp 2021 jàppoon nañ ko 2021 sax toxal boobu la ñuy xaar ñu ngi am yaakaar rek comme ni nga ko waxee xëy na mu ne. léegi ñu gis statut chef de l'opposition bi Ismaïla Madior Fall génn na ni suñ ko waree jox Idriss Seck moo ko waroon nekk ins biñ toll kon Ousmane Sonko moo ko waroon a nekk yow lan moo ci sa xalaat ci loolu. dara moom ci logique la jëm. logique boo xam ne bi defe naa ñu ngi koy waxtaanee ci biir kii bi logique bi dafa ne comme ci régime présidentiel lañ nekk ki classé wu premier après le président de la République dans l'opposition moom moo war a nekk chef de l'opposition logique lay wax rek ka ci nekkoon léegi nekkatul opposition logique la rek loolu kay amul lu ma ci xalaat. non yow sa position bopp laa wax quoi yow lan moo ci sa position personnelle. xam nga nag man soo seetloo sumay affaire man sumay position personnelle dafa amul solo parce que loolu sa opinion la
te ku nekk am na opinion ci mbir mi suma opinion day yokk xajamal wax ji rek te du ji am benn njëriñ man li ma la répété mooy logique bi mu taxaw te logique bi mu taxaw logique bu baax la. d'accord monsieur le ministre kon lan ngay tàggoo dafa mel ni li ñu amoon ci sant yàlla di leen gërëm ci woote bi ngeen woote bi ma ñëw fi tey ma gërëm si nag di ci gërëm am na seen collaboratrice boo xam ne moom yaru trop ci wooteem ak julli waaw si soxna julli waaw ma ngi koy gërëm. d'accord ñu ngi lay remercier gërëm ñëpp nag ci fii itam seen directeur bi et puis di leen encourager je suis très content de voir ni ngeen toogee bande de jeunes enfin vraiment pas une bande de jeunes d'ailleurs une équipe jeune et puis dynamique dans le digital et puis bravo et félicitations voilà. d'accord ñu ngi lay remercier aussi ci disponibilité bi justement Samsidine ñu bàyyi la nga tàggoo. di wax ni mbégte ak contentement lañ amoon rek jàkkaarloo wootan moom ministre nga xam ne moom mooy ministre de la république bi nekkal fii teewal fi Sénégal nu teewal fii boppam ndax du ma wax ndax day bañ ko ne teewal fi gouvernement bi ndax teewal fi gouvernement bi dama ragal a génn rek ñu ne yow yaa wax lii ci turu gouvernement bi te man waxuma ci turu gouvernement suma tur lay wax. léegi nag kontaan lañuy am ndax soxla nañ am genre plateau yu mel ni ñi nga xam ne ay ministre la ñuy nekk de la république ñëw jàkkaarloo ak ñoom ñu waxtaan ak ñun ñu wax yi nga xam ne la lañ xalaat ci réew mi peut-être des fois suñu mënee jox sax position yi nga xam ne gouvernement bi yan la ci mën a xalaat évaluer seen liggéey ñu mën ci waxtaan ak sénégalais looloo nekkoon sama justement xam nga gouvernement Sénégal lépp lu muy xalaat soo gontee mercredi di nga ko xam bokk nañ ci gouvernement yi ci àdduna laa wax toutes les semaines ñu publier liñ mébét ak li ñuy def donc d'accord donc vraiment am na solo ñu ngi lay remercier vraiment gis nañ fi réponse yi aussi c'était ça l'objectif xam nañu ne aussi côté information sa position ak sa liggéey dinañu permettre ñu xam lu bari ci ay questions yu bari di remercier aussi téléspectateurs yi ñu doon suivre di leen jox dig daje ci beneen émission face à l'actualité. Merci. Merci.